ak yaatal jotaay bi Mamadou Fall dellu si waat na moo ñu doon tënkal xibaar yi léegi mais naka noonu mi ngi feggoo ak Pape Madiakhaté Sarr très heureux de vous retrouver ce matin Pape Madiakhaté na nga def. sant alhamdulilah maa ngi lay nuyu bu baax di la bégee. naka suba si. sant rek namu la xanaa. mbaa lépp jàmm maa ngi nii de. waaw yaa ngi nii de. naka match ba bërki dem. waaw kontaan rek. xale yu bees yi dugal nañu waaw waa Thiès. ah oui. les damel. waaw waa Thiès ñoo wane seen bopp. est-ce que xam ngeen ni Thiès voilà. les damel ah non mais si sérieusement. kon de keroog waroon ngaa def stade. depuis man quand samay maam yëpp a nga Thiès. tamit mais waa yow. bàyyil foofu man samay maam yëpp a nga Thiès. mais Thiès ñëpp am nañ fa maam man la jor sama maam la. waaw gis nga kon defal attention waaw na nga def sant rek damaa xam ne man maam kon yow sa maam lañ tuddee stade bi. damaa xam ne maa moom waaw Kayor moom lañ ko tuddee. maa moom Kayor. waaw moom kay Kayor ak Bawol nga toog naan ko man waa Thiès la. waaw xam nga ni boori yow xam nga ni Kayor ak Thiès daanaka benn la. non ak i Thiès Bawol. non Thiès mooy Kayor Bawol waaw ak yooyu ñoom yëpp Thiès kay benn la. damel du teñ kay boo ko déggee maa tax ñuy wax affaire ngoone sobel faalay sama Fall yow maam naar mi ma yaakaar ne yaa ngi naar su ma dee naar de yi Mamadou Fall turu naar fini Mamadou Mamadou Fall noo def na ko suba si sant yàlla mbaa yaa ngi am jàmm dëgg gu wér kal sant yàlla waaw dellu si rek acca li ma junj léegi ci jotaay bi defe naa ñun ñëpp a ko bokk li ñuy njëkk a waxtaane démb ci ngoon lañ jot benn xibaar boo xam ne ci Seydina Fall Bougazelli mbirum faux billet c'est ça waaw dégg nañ ko ci xibaar yi mu nekk mbir moo xam ne am na ñu mu bett nag ñu bëri nu ngeen ko jàngatee waaw Seydina Fall Bougazelli moom nekk na koo xam ne il fait toujours parler de lui. fan yee passé rek wax na fi wax joo xam ne daanaka ba léegi ñin ñaa ngi koy wax. mu ŋawte mooy li ñëpp ragal a wax. mbirum mandat bi. waaw ñetteeli mandat mu daan ne fang daaj ne faaw waa ji am ñetteeli mandat. coow luy fayagul noonu. démb ñu dégg ko ci mbirum faux billet ci buntu assemblée nationale bi nga xam ne. moom député la fa mu doon ndax mbir mu doy waar ndax mbirum faux billet moom. dafa doon loo xam ne dewul lu tuuti te daanaka ñi ñu ciy jàpp ñëpp bu ñu leen tegee ay daan yu diis lay doon ndax dafa nekk affaire bu sérieux muy wàllum faux billet démb nag teewlu nañu ko daanaka ay waxtu yu bari gendarme yi. ginnaaw si loolu ñu bàyyi ko mu ñibbi këram tey suba mu war a delluwaat ci kanamu enquêteurs yi ngir ñu daal di koy teewlu ci faux billets yooyu ñu fekk ci moom ci biir otoom buntu assemblée nationale. waaw mbir mu doy waar la avancé wuñ ci somme bi. somme bi noo waxu 46 millions. ñenn ñee ngi wax 46 millions. ci ay faux billets. waaw ci ay faux billets ñii ne des dizaines de millions. mais li Libération bind dafay xaw a doy waar le député récupérait des billets lavés devant l'Assemblée. c'est-à-dire loolu boo yemee ci Libération lu mu wax rek dafay mel ni comme si nekkul lu bees xëy na yàgg na ko def boo xoolee Libération te bu dee loolu la dafay mujj graaw mais li ñu jàpp daal ci xibaar Seydina Bougazelli ñu ne moom dañ ko jàpp ak yeneen juróomi nit yi bokk na ci kon li nga xam te ni moo di ab burkinabé ñeent ñi lañ njëkk a jàpp nag xaw ma juróomi ñoom ñoo feeñal ki nga xam te ni moo di Bougazelli ñu jàpp kon ni ki démb ñu ne ca buntu assemblée yóbbu ko ca section recherche bu gendarmerie déglu ko yéenekaay yi nag ni am na ay intervention yoo xam te ni moo tax ñu bàyyi woon ko mu dem këram ngir mën a dellu si tey foofee ngir ñu mën a wéyal li nga xamante ni moo di enquête bi mais lépp lu ci mënti am ñu turu député bu ñu jàpp ci faux maanaam xaalis bu bon dafay xaw a doy waar ndaxte Seydina Fall Bougazelli ñëpp xam nañ engouement bi mu am ci wetu li nga xam te ni moo di gëm-gëmam ci booru président de la République. wax nga ko sànq bi ñuy wax waxu mandat bi ñëpp di laam-laame ñi di daw ñi di ragal moom dafa taxaw assumer ni président de la République mën na am ñetteeli mandat te bu ko bëggee ñoom dinañ xeex ba mu toogaat ci boppu réew mi defoon na nag jiixi jaaxa ci boppu sénégalais yi ndaxte boo xoolee ki nga xam te ni moo di Sori Kaba bi mu waxee waxu mandat bi ñu ne dañ ko wàccee ak yeneen yëf moom nag kenn mujj ko laal ci dara ci waxam joojee ba tax sax sénégalais yi jàpp ni xëy na naar bu ndaw bi lu mu wax ca tànt bu mag ba la ko déggee mais Bougazelli dafay xaw a ñaawal li nga xam te ni moo di suñu image lu toll ni ab député bokk ci institution bu mag mu di assemblée nationale nga xam te ni fa la pencum ndaw réew mi nekk fa la ñuy nosee di nocci di tëral yenn loi yi te Sénégal di xeex li nga xam te ni moo di wàllu drogue wàllu corruption wàllu concussion ñu tudd ci Seydina Fall Bougazelli dafay doy waar ñaan rek yoon def liggéeyam ñu leeral bu dee ca la bokk ñu xam ko bu dee bokk ci itam ñu teel koo setal rek loolu laal am lu ma wax ci affaire Bougazelli
kon ñu xaar yoon def liggéeyam. jeex na ñu xaar yoon def liggéeyam. j'espère que cette fois-ci comme ni ko Modou Fall waxee rek. mais dama seetlu woon dañ ciy jàll vite fait mais mbirum faux billet daal lu ci bëri fa muy mujjee mooy dañuy mujjee bàyyi mu sedd et baaxul ci dëkk nag. non baaxul ci dëkk ndax faux billet. am na ay dossiers yu bëri yu ñu fi woon ci wàllu faux billet yooyu finalement après dañ naan non ay photocopie la woon wala. ay mouchoir Kleenex la woon wala mujjee nañ ci teg loxo. en tout cas li leer ba leer mooy faux billet moom mësta jóge fii ci réew mi mu ngi circuler bu baax a baax fi muy jógee ak fa mu jëm ñan ñoo ko fiy dugal moo tax ñi daanaka ñit ñi moom il faut ñu gën a def attention parce que faux billet yi moom fu ne lay pëccoxoowee ci réew mi. des fois nag nga yor benn billet boo xam ne ni yow sax da ngay tiit. exactement mais Kal c'est-à-dire c'est vrai affaire de Kleenex affaire de truc mais xam lu liy metti ci bii mooy député c'est-à-dire un député de la majorité présidentielle ñu koy tudd ci affaire yu faux billets c'est dafa grave c'est-à-dire. on peut l'appeler un scandale. mais scandale la scandale la parce que le député est censé représenter le peuple et dans la représentation du peuple saa waay daf ci yow loo xam te ni dañoo war a leeral. war a xeex mbuxum. xeex li nga xam te ni moo di drogue. xool te loi yi nga xam te ni moom le président soit mu proposer loi député yi dañuy am nañ la proposition des lois par l'Assemblée nationale dañuy adopter loi c'est-à-dire ñoom rôle bi ñuy jouer moo essentiel donc un membre de buñ ko jàppee ci affaire de faux billets c'est grave dafa grave parce que boo dee xool day mel ni par exemple en 2011 avant l'élection présidentielle quand Cheikh Bamba Dièye bi muy takk boppam ci grille Assemblée nationale voilà image boobu dafa def le tour du monde parce que c'était le parlementaire qui s'attachait pour wane ni kon voilà indépendant wuñu wala genre wala y avait trop de choses à dire mais ci affaire Bougazelli bi bu fekkee ni xaalis boo xam te ni Libération bindee parce que Libération il a utilisé l'imparfait il dit le député récupérait des billets lavés devant l'Assemblée nationale boo koy firi ci wolof député bi da doon jël xaalis bu bon bu ñuy laver ci kanamu Assemblée nationale da doon jël c'est l'imparfait c'est-à-dire donc da doon jël mën nañ ko jàppee doon na jël benn ñaar ñett kon day doog a feeñ c'est-à-dire loolu laa lay wax man la bu fekkee ni c'est établi et que ces députés là moom moo def loolu c'est-à-dire dafa ñaaw ci deru Sénégal parce que ñoom ils sont censés quand même incarner lépp luy honnêteté justesse ainsi de suite d'accord dinañ ci ñëwaat ak suñu yeneen i jotaay xibaar yoo xam ne dinañ ko am fii ci rajo bii en attendant dinañ jokkoo ak Ndeye Mati Dieng moom ma nga Kaolack jamono ji ngir teewal ñu ci li nga xam ne moom la ñuy woowee gàmmuwaat c'est ça exactement gàmmuwaat dinañ ci ñëw léegi mais en attendant ñu xuus xanaa tuuti ci sport bi rek tey mbirum cyclisme la ñuy waxtaanee mën ngeen a dawal vélo waaw man de du sama fort loolu xanaa sëñ bi Modou daan na dawal RFM vélo day ba Fass Mbao xam nga Médina laa juddoo rek ñaar dafay taxaw vélo ak trotto juddoo Médina xam nañ ko trotto vélo ak Fall rek nga solal ko short mu toog ci kaw ak li nga xam te ni moo di ndege kon mën naa dawal vélo tey ma dawal vélo alors cyclisme sport la boo xam ne ci réew mi aussi am na fi taxawaay bu am solo cyclisme mais nag fësul dese na fës loolu surtout ci li nga xam ne am na fédération fii ci Sénégal bu cyclisme mais daanaka activités yi fësul noonu ba nit ñi xëy na miiniwuñu ko noonu ba tax gis nga lu toll ne Tour du Sénégal mu ngi am jamono ji daanaka ay fan a ngi nii tàmbali na mais daanaka communication xëy na ba ca war amu ca ñu bëri daanaka yëguñu ko sax xamuñu sax ne Tour du Sénégal cyclisme mu ngi am te pourtant at mu ne day am pourtant boo demee ñu ngi leen di romb sax effectivement di daw rek voilà mais doo ko xam contrairement à yenn cyclisme ci àdduna bi am na yenn dëkk yoo xam ne daanaka am nañ ay compétition yoo xam ne ñëpp dañ koy xaar Tour de France bu ñuy woowee la grande boucle Giro bu Italie Vuelta bu Espagne ay tour yoo xam ne ci àdduna bi dañ koo miin ay TV5 def ko en direct exactement voilà di wëndeelu ci biir France effectivement di yegg ay cascade di wàcc gis nga donc fii au Sénégal da ngay sonn voilà gis nga donc au Sénégal Cambérène ngay travaux yi mbaa dafa ngay taxaw fa ngay yem gis nga non mais pourtant dañ leen di xalal ay aller Tour du Sénégal la ñuy def seen état bu Ziguinchor bi après jógee Ziguinchor ay Fatick ay Louga c'est-à-dire dañuy parcourir nit ñi ñoo ko jël au sérieux des kilomètres et des kilomètres voilà mais le problème bi mooy en fait cyclisme au Sénégal boo dee xool amul aura bi mu war a am aura bi mu war a am da nga ko war a sende ci yan pàcc la war a sooxee Pape ma jaxate mu ngi koy wax sànq Pape Sarr nee na la
communication. Est-ce que réellement li ñu waroon def ci la communication. pour que sénégalais yi am benn perception ci sensu li nga xam te ni moo di cyclisme au Sénégal def nañ ko. Deuxièmement tey jii quelle est la responsabilité de la presse. sportive surtout. Parce au que, niveau de la communication voilà, la responsabilité de la presse sportive. Parce que bu ñu nee presse sportive du presse football du presse basket. C'est toutes les disciplines sportives. moom la ñu rendre visible. Important. Donc loolu damay interpeller ANPS bu fekkee mën na ci avec Abdoulaye Thiam. dajale gars yi. waxtaan ak ñoom conscientiser leen ci yeneen disciplines yi parce que y a des disciplines quand même yoo xam te ni elles sont laissées en rade. ay parents pauvres lañu ay parents pauvres lañu. te cyclisme ci la bokk. et cyclisme c'est très important xam nga lépp loo xam te ni dafa bokk ci li nga xam te ni moo di Jeux olympiques. donc dafa am une importance capitale. Effectivement. et le cyclisme fait partie quand même des disciplines yoo xam te ni. ci Jeux olympiques la bokk. léegi nag beneen bi mooy waa fédération ñoom seen bopp bu fekkee ni gis nañ ni accès wuñu trop de ci sur la communication nañ ko def. parce que Tour du Sénégal mënul am mu mel nii. tey boo defoon sa sondage génnee micro bi di laaj nit ñi mais les gens te diront fan la am. fan la ñuy dawal vélo. boo xoolee rallye sax wala yi nga xam te ne moom lañ doon créé ci oto yi. wala moto yi ñoom ñooy ëpp aura cyclisme. mais cyclisme Kals dafa am une place très importante ci suñu sport. On a des athlètes, on a des cyclistes, bu fekkee noonu laa ko mën a utiliser. Effectivement. On a des gens qui représentent le Sénégal ci ay tours. Donc pour man il est grand temps que le cyclisme maintenant bénéficie ci affaire yu bari. dafa am équipe nationale. effectivement am na équipe nationale boo xam ne ñu ngi participer ci tour bi compétition mondiale yi bi aussi ñu ngi ci bokk mais gis nañu ne le premier sénégalais il est 16e ci classement tour du Sénégal bi donc mais malgré tout souvent dañuy bokk ci ay compétition comme ay Tour du Faso souvent dañuy gis ak cycliste sénégalais yi dañu ciy bokk mais comme ni la ko Modou Fall waxee xëy na dafa bokk ci les parents pauvres duñu leen di duñu ciy communiquer bu bëree bëri te dafa doon discipline yoo xam ne souvent dafay bokk ci discipline nga xam ne des fois dañuy def ay résultats mais nit ñi xëy na duñu ko xam au même titre que yeneen discipline yoo xam ne ñu ngi am ay activités mais comme fii Sénégal boo tuddee football teg ci basket xëy na daanaka yeneen sport yi seen i actualité doo ciy dégg lu bari comme ni ko Modou Fall waxee bu ñu amee sax ay compétition fii ci Sénégal wala ñuy bokk ci bitim réew daanaka boo deful dëgg-dëgg ay investigation doo ci am lu bari donc mu nekk loo xam ne tax na ba daanaka ñu bëri yëguñu ko mais Tour du Sénégal bi moom mu ngi wëy jamono ji ñu ngi wër def ay étapes yu am solo jamono ji ñu toll. D'accord dinañ ci dellu soit léegi ak ki nga xam ne moo di El Hadj Malick Thioub di secrétaire général bu fédération sénégalaise bu cyclisme ce sera dans quelques instants. waaye dañuy doxantu dem boori Kaolack nangaan fekk ji Ndeye Mati Dieng mooy suñu ndaw li nga xam ne moo ñu fa teewal ngir dundandoo ak ñun événement boobu nga xam ne ci Sénégal ñu ngi ko tuddee gàmmuwaat ca Medina Baye démb nag délégation bu Futurs Médias jóge nañu Ndakaaru àndandoo ak ñu daan àndal ngir dunde ji événement boobule ci suñu support yi nga xam ne moo nekk ci groupe bi Ndeye Mati ñi ngi lay nuyu depuis Kaolack. ñoo ngi leen di fay. waaw maa ngi ak Pape Madiakhaté ak Mamadou Fall. Ndeye Mati ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw Pape Madiakhaté Sarr nuyu nañu la yàgg Modou Fall bi nga xamante ne yéen a nekk ci plateau bi. ñun nag ñu nekk Kaolack depuis démb. bi ñu ñëwee ànd ak délégation bi nga xamante ne groupe Futurs Médias moom moo ko yónni njiit ji ko jiite woon di Daouda Diouf nekkoon ci tamit oustaz Seck tamit nekkoon ci groupe bi ñu ñëwee nag kër doomu baay boobu nga xamante ne mooy Cheikh Mahi Ibrahim Niass la ñu njëkkee teg ci tamit kër imam Cheikh Tidiane Cissé nga xamante ne moom moo fi teewal xalif bi donte xalif bi yoon nekku fi loolu moo bés ci gàmmu gi xalif bi dafa feebar bi ñu laajtee dañu wax ñu ne yaram bi moo am jagadi ba mu dem France faju ji moo tax ren gàmmu gi daf ko wuute gàmmuwaat gi tamit daf ko wuute li nga xamante ne nag groupe Futurs Médias yónni woon na ko ay ndawam bi ñu leen ko jébbalee nekk na lu ñu rafetlu ñaanal tamit groupe bi ñaanal personnel bi ak képp koo xamante ne rek yaa ngi yeewoo Sénégal wala ci àdduna bi bañ fa jógee démb tamit dem nañ ci kër imam foofu lañ nekk sax foofu lañ dal waaye da ngay gis ne Kaolack démb ba léegi ñun bi ñu fi teewee li nga xamante ne moom moo ñu impressionné mooy moom wuute gi nga xamante ne gis nañ ko fi diversité maanaam bépp xeet boo xamante ne yaa ngi koy dégg ci àdduna rek tey boo teewee biir Kaolack di nga ko fi gis muy ay Hausa ay Yoruba ay Pël ay ñoo xamante ne ay Niger lañ jógee ñi ay Côte d'Ivoire ñi ay Amérique ñu nekk fi nag depuis bi ñuy waajal gàmmu ba léegi ñu ne ñoom mën ñu delluwaat ci seen dëkk pour di ñëwaat gàmmuwaat day metti ci ñoom looloo waral ba ñu toog
waaye tamit gis nañ fi tamit ne ki nga xamante ne moom mooy nguur gi andi na fi ay takk der yi tamit ñoo ngi assuré circulation bi ak lépp loo xamante ne rek dinañ ko itteewoo ngir gàmmuwaat bi jaar ci yoon. waaw Ndeye Maty Modou Fall. Modou Fall. ku wax démb tey dafay lalu démb nag def nga compte rendu bi Futurs Médias délégation bu am solo waa Daouda Diouf ak directrice commerciale bi Thérèse ñaan yi ñu fay ñaanal tey ji nag nga war ñu defal rek li nga xam te ni moo di situation bi foofu ca Kaolack naka la tëddee bi nga yeewoo léegi sol sa dàll ne ci biir mbedd yi. waaw Modou Fall tey nag moom yitte bi benn la tey moom mooy julli jumaa bi nga xamante ne ñoo ngi ko fi waajal ci kanam incha allah Kaolack yëpp loolu lañ nekk di waajal muy Serigne si di doomu Serigne si di ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne ñëw nañ ci Kaolack ngir rek def gàmmuwaat bi julli jumaa bi la ñuy waajal ki nga xamante ne mooy imam ratib bu Medina Baye di imam Cheikh Tidiane Cissé moom moo ko nar a jiite moo tax heure bii nii boo demee ci jumaa ji dèjà da ngay fekk jumaa ji moo ngi fes dell taalibe yi ku ci nekk yaa ngi lal toog di xaar ñu noddu nga jug julli ànd ak imam. nga ni xeet yu bëree fa daje. waa xeet yu bëri tudd nga Yoruba tudd yow doo tudd fi nga bokk Somalie. Modou Fall fii daal ñëpp a ngi fi. jërëjëf ñëpp a ngi fi. beneen aspect xëy na bu mbooloo mi nga xam naa ne na mu bare woon ci gàmm gi noonu la fa bare waatee kaaraange yi it ñàkkul ne nemeeku nan ko fa aussi. waa kaaraange gi moom lu nga xamante ne moom moo wër jumaa ji ak marché yeeg yooyu yëpp moom kaaraange am na fi bañ naka ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi dawal Jakarta démb bi ñu tekkee ak ñoom waxtaan dañ ñu ne bari na ci ñoom ñoo xamante ne yoon yi ñu doon jaar dañ leen ko tere ndax dañ ne rek ñii di takk der yi ñoom ñoo leen ko tere ndax mënatuñu jaar ci yoon yi nga xamante ne fa lañ daan faral di jaar muy ñoom di borom taxi yi di borom charrette yi ñu ci bari am na ay yoon yoo xamante ne dañ leen ko tere ngir rek kaaraange. jërëjëf Ndeye Maty ñu ngi lay gërëm bu baax dinañ ko retrouver également ci suñu yeneen i jotaayu xibaar ci diggu bëccëg gi loolu la ñuy woowee Midi Culture merci beaucoup ci loolu nga xam ne tënkal nañu ko ñu àndoon ak moom depuis Kaolack dans quelques instants nag pàcc sport bi ñu junj léegi dinañ ko ubbi ngir ànd ci ak yéen. da nga bëgg di seetaan say série fépp ci Sénégal bu ànd ak réseau moo gën. waaw kay. Profite pleinement pendant un mois de 2 gigas, 250 minutes et 200 SMS avec ton Illimix à 1900 francs seulement sur le seul réseau 4G+, partout au Sénégal. Ok. Orange. Conditions générales d'utilisation des Illimix sur orange.sn. gën naa xéwale ak Orange Money fay leen seeni facture SDE Sénélec ak recharge Woyofal Ma Rapido dalee ko ci 100 francs CFA dong waaw coono jeex na fay leen seeni facture ak Orange Money ci dièse 144 dièse mbaa ci seen application Orange Money te loo leen ci xamul ak Orange Money délai bu weesu terewu leen a fay seeni facture réabonnement Canal Plus facture Sonatel ak Teronga nag doo leen ci fay dara li ci dàqati fii ba le 8 décembre saa soo leen fayee seeni facture ak Orange Money mën ngeen am chance su gagné benn ci 10 enveloppe fukki junni yi ñuy maye bés bu ne Orange Money moom rekk la ci dièse 144 dièse. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange. jërëjëf suñu partenaire boobu di Orange moom la ñu àndaloon ci page de pub boobu di gërëm bu baax waa service commercial del soit ci jotaay bi lay cyclisme lañ doon waxtaanee tey bi ñu xëyee ci wàccu ci pàcc bi ñu jagleel wàllu sport wax nañ ko léegi Pape Madiakhaté suñu invité ce matin mooy ki nga xam ne mooy El Hadj Malick Thioub di secrétaire général fédération sénégalaise bu cyclisme El Hadj Malick ñi ngi lay nuyu bu baax ci la première radio digitale bu Sénégal di King FM. waaw maa ngi nii delloo sant bu baax man la laaj ci gu mais petite rectification man la secrétaire Tour du Sénégal ah. Tour du Sénégal d'accord. acca ma bàyyi la ak. nel amin rek nel amin rek El Hadj Malick ak Mamadou Fall. El Hadj Malick Thioub maa ngi lay nuyuwaat bu baax a baax di rafetlu ànd bekk ñun ci 9-11 ñu fas yéene jamono yi nag ñu gis ne Tour du Sénégal mu ngi am ci réew mi daanaka tàmbali na ay fan boobaak léegi ndax mën nañu xam déjà ana fan la mbir mi tollu jamono ji ci étape bi. d'accord effectivement Tour du Sénégal bi tàmbali na depuis dimanche bu ne passé comme ni ngeen ko gisee Kolda lañ joxe woon départ bi ak Ziguinchor après daal di dellu. ainsi fi ñu toll def nañ état bi nga xam ne jógee nañ Fatick dem Ndiédiène après ñëwaat nañ ci yoonu Saint-Louis bi parce que tey la 5e étape bi ñu ngi nii Thiès lañ jóge ci dem Saint-Louis coureur yaa ngi daw lu rëy ci ginnaaw donc xam naa d'ici ci kanam ay entre 3 heures pour ñu mën a egg Saint-Louis incha allah.
ndax matuwaay yëpp jotoon nañ ko jël ci wàllu li nga xam te ni moo di sécurité sanitaire ndax boo dee xool ay kilomètres ngeen di daw ambulance yi mu jot na mucc ayib ak yooyu ngir ak ñaanuñu ko yàlla bu amee yenn yi ci xew rek ñu mën a jël ñi nga xam te ni ñoom la kii ci daar. waaw xam ngeen ren dafa xaw exceptionnel parce que ren dañoo am benn partenariat ak gendarmerie nationale. vraiment ñu ngi leen di remercier bu baax parce que ren biñ commencé ba léegi nii ba fi ñu toll am ñu benn jafe-jafe ci wàllu sécurité ñoo ngi def liggéey bi ni mu waree mën nañu wax ni sax ba tour bi commencé ba tey ñoo ngi doog a am dispositif sécuritaire boo xamante ni amee na doole ni jaar na yoon ñu ngi def vraiment liggéey bu rafet di ñaan yàlla nañ ñu jaay ay yu bari ba gars yi ràññee Sénégal ci sécurité touram yi. Tour du Sénégal. même sapeurs yi tamit ñu ngi def seen liggéey bu baax ñoo ngi def seen liggéey ñoo ngi topp tour bi bu baax ku fa am jafe-jafe ñu faj la ku am benn gaañu tamit ñu faj la vraiment ñun ñëpp ñu ngi leen di delloo njukkal. loolu am na solo Tour du Sénégal bu ñu koy wax xëy na dafa am benn pàcc bu xaw a sooxe moo di wàllu visibilité ñu bëri xamuñu ba xam sax mi nga am ci réew mi tey ji nga fàttali ñu tuuti ñan ñoo bokk ci jongante Tour du Sénégal yan réew ñoo ñëw. waaw xam nga Tour du Sénégal moom bii xam nga Sénégal dafa nekk épreuve boo xamante ni dafa am importance maanaam dafa bokk ci calendrier international yu tey di nga xam ni lu tax gars yi di ci ñëw mooy dañoo bëgg wut ay points pour mën a dem ci olympique yi di ñëw ak championnat du monde vélo. léegi nag moo tax ñu bari bëgg fee ñëw. mais ñoom bu ñu ñëw sa dëkk yow ñoom billet d'avion rek lañu yow yaay fay liggéey yaay jox oto yow yaa leen di héberger après yow yaa leen jox donc moo tax toujours ñoo ngi sponsor yu bari et tout. am na ñu ñuy jàppale depuis des années ñoom tamit ñëwaat mais toujours xam nga rek li ñuy waxee doy daal. ndax mën nga ñu limal participants yi bi lépp yan dëkk ñoo bokk ak. ñu ngi am Sénégal ak Sénégal mu ngi fii Slovaquie Allemagne Rwanda après am na tamit Bénin ak RD Congo. waaw déggoo bi neexul bu fekkee peut-être mën nga gën a jege sa téléphone ak moytu fi ñuy ñàkkee réseau rek Malick. d'accord waaw xam nga man maa ngi ci tali bi moo tax. waaw da ngay doxalee. dama yaakaaroon ni yaa ngi ci kaw benn vélo sax. waaw non man ba ma ko defee damay dee aw ma doole moom. alors ndax mën nañu xam déjà ci li nga xam ne moom la ñuy wax Tour du Sénégal cyclisme sànq bi ci njëlbeenu waxtaan ji ñu ngi koy junju daanaka doon na loo xam ne ni nga ko waxee événement la boo xam ne dañ ko inscrit ci calendrier international bi mais daanaka léeg-léeg ngir yëg ko sax day xaw a jafe communication bi ba sànq ñuy interroger wu naan ndax du ñu koy organiser ñoo dul communiquer assez wala xëy na presse bi xëy na ñoo ci dul accaparé wu yow à votre ci ce niveau lan nga jàpp ne moo waral loolu. waaw on peut dire que presse bi moo dul accaparé bu baax comme ni nga ko waree mais n'empêche que ci tour bi toujours dañuy yóbbu ay 8 ba 10 journalistes yoo xam ne sénégalais lañ ak yeneen journalistes yoo xam te ne ils viennent du monde entier ainsi ñu bari ci yeneen réew yi ci dans le monde xam nañu Tour du Sénégal bi à chaque fois dañ ciy bind di publier di def seen i article ci biir fii nii tamit journalistes yaa ngi fii presse écrite bi danañ koy yéen journaliste rajo yi ak télé yi ñu ngi fii mais on peut dire que au fur et à mesure temps d'antenne bi gën a yokk en fait. ndax dafa wuuteeg yeneen discipline yi peut-être dañuy toog at ba at la ñuy dégg parce que yéen ngi ci 18e édition xëy na at ba at la ñuy dégg wàllu vélo Tour du Sénégal xalaatu leen xëy na rapprocher un peu souvent des dates yoo xamante ni ci ay compétition la moom bu fekkee ay compétition nationale lañ mën a doon ndax lu am fédération lu ne war na am club wala au niveau des clubs war na am section cyclisme ndax xoolu leen yan pàcc ngeen mën a teg nga xamante ni nit ñi dinañ far di dégg li nga xamante ni moo di wàllu dawal vélo ba noppi mu mën a toog seen xel yi ba yu mel nii bu amee yu xamante ni wax nga ko dañ ci noté ñii ñëw di dawal si ngir ñu mën a bokk ci ay Jeux olympiques ak ñoom seen nga xamante ni Sénégal yi dinañ ci mën a am engouement mën ko seetaan wala suivre. waaw loolu dëgg la parce que Tour du Sénégal moom événement annuel la at ba at la mais au fur et à mesure bu dëkk day am ay courses ay championnat du Sénégal cyclisme ay championnat régional cyclisme ay même ligue yi tamit dañuy organiser ay waa Saint-Louis Thiès ay Mbour yooyu yëpp dañuy organiser seen i courses mais engouement bi plus mu demee ci Tour du Sénégal parce que événement bi ni mu toll la. mais ñu ngi def ay jéego yu bari pour dundal la cyclisme fii biir Sénégal organiser xale yi damañ ko petite catégorie yeeg mag ñi ñëpp ay compétition parce que même tubaab yi ñëw fii dañoo gis que ni Sénégalais yi dañoo bëgg vélo. te ñoom di se déplacer souvent à vélo dañuy def lu bari di ko liggéeyee daal dafa
alors xëy na une dernière question balaa ñu la bàyyi ndax gis nañu ne Sénégal it ñu ngi ciy def participation donte su ma juumul allemand moo yor maillot jaune bi jamono ji maanaam moo jiitoogum chance su sénégalais yi ci tour bi lan la. waaw actuellement benn Rwandais xale la sax. moo jiitu même si allemand bi moom moo gagné ñaari étape. sénégalais yi nag malheureusement préparation tour bi moom mooy def parce que xam nga tour dafa nekk loo xam ne dafa métti parce que da ngay dawal ay plus de 1000 kilomètres en une semaine donc loolu dafa laaj ay presque ay 1 mois 2 mois même préparation tamit juste pour compétition bi la ak ay préparation yu gën a yàgg yoo xam te ne dafay nekk dans le temps yu permanent Sénégal nag ainsi ñu ngi góorgóorlu lu mel ni Bécaye Traoré démb jël na 3e ak tam am na benn booy boo xam te ni Sénégalais la en même temps mais France la nekkaale Jean Ousmane Sène ñoom ñëpp ngi góorgóorlu ci biir course bi mais vélo tamit dafa laaj moyen yoo xamante ni sport yu bari laaj ñu moyen yooyu moo tax ñu ngi def ainsi suñu kéemtalaay kàttan pour dooleel suñu booy ñu gën a jëm kanam di gën a liggéey pour am ay placement yu gën a baax mais tour bi dafa métti parce que équipe yu am doole ñoo fi nekk nekkul équipe yu tuuti nii indi équipe yu fi nekk dañoo am ñoom te yàgg nañoo dem championnat du monde xam te di dawal ay 200 et quelques kilomètres 2 train donc ñooñu pour suñu booy di mën a rivaliser ci day nekk rek mais boo yaa ngi koy ñàkkante ñu ngi def vraiment tout pour représenter seen dëkk ni mu si waree. ndax booy dañ ko waroon ñàkkante bu fekkee ni tour du Sénégal fi lañ koy amal at bu nekk wax nga ko nee nga préparation tour bi dafay metti ci suñu compétiteurs yi maanaam sénégalais yi te boo dee xool wax nga ko sànq am na ay ligue ak ñoom seen mais lan moo tax doo leen jël ay moyens def ko ci li nga xamante ni moo di préparation tour bi uniquement nga xamante ni c'est annuel peut-être 11 mois yi wala 6 mois yi da ngeen ko war a préparer ba Sénégal mi koy organiser xëy na mën a jël maillot jaune bi wala da ngeen ñàkk ko par également nga ñëw ci wàllu financement wax nga ko sànq nee nga ay sponsor la est-ce que da ngeen am benn subvention venant de la fédération sénégalaise moo xam en fait du ministère des sports wala da ngeen am yeneen yoo xam te ni wala waa CONOS ñeneen ñoo xam te ni ñu ngi injecté xaalis ci cyclisme ki ngir mën leen permettre ngeen noyyi. ministère waaw mu ngi financé jox ñu subvention comme toutes les fédérations aussi. ñaata néew na de ah. oui ñu ngi financé def financement bi comme ni ñu koy defee seen arbitrage bi mais pour nga mën a préparer ci du Sénégal foog ci at bi balaa muy ñëwaat nga dem ci ay compétition yu bari. nga xam ne daf lay yokk expérience ba pare da lay yokkaale doole en même temps pour nga mën koo def. léegi lan mooy waral suñu kii duñ dem ci compétition yu bari. foofu laay ñëwee nag financement yi moo xaw a defee tëgg tuuti parce que xam nga vélo bi discipline ñi koy def ba jënd ci licence ak comme yeneen discipline yi ay football ak yooyu bariwul. donc fédération bi ci quelque tuuti licence yooyu lay jël ak li ko waa ministère bi jox. léegi nag bu ñu amoon tamit ainsi ñu ngi wut ay yeneen sponsors yoo xam ne dañuy jàppale fédération bi pour jàppale suñu booy ñu mën a dem au moins ay quinzaine de compétition par at avant tour du Sénégal bi di ñëw. comme ça bu ñu ñëwee ñu def ci participation bu mucc ay boo xamante ni ñëpp nañ leen ràññee ci course bi. macha allah. jërëjëf Malick ñu ngi lay gërëm bu baax El Hadj Malick Thioub ma fàttaliwaat ni moom mooy secrétaire général bu Tour du Sénégal. pour fàttaliwaat leen ko donc ñu ngi lay gërëm bu baax ci wuyu si bi nga xam ne nangu nga waxtaan ak ñun ci suba si. jërëjëf. jërëjëf maa ngi merci beaucoup ci wàllu cyclisme lañ doon wax. bu fekkee ni xëy na leerul ci ñenn ñiy déglu. mooy sport boobu nga xam ne dawal vélo la. exactement dañuy course ci wàllu vélo. et puis ils sont très professionnels et puis passion la tamit bu neex di course ak vélo. c'est moins de am bëriwul danger. bëriwul li ma ciy gis ci ay jéye bëriwul de. effectivement xëy na des fois ci tour yi ngay gis ay yenn chute yi nga xam ne dañuy am mais relativement sport la yoo xam ne passion bi moo ci ëpp. parce que sport la yoo xam ne comme duñu ciy wax lu bare comme football ni mu mel ak yeneen discipline yi. donc du coup yow mi koy def xëy na passion bi moo la ci gën a téye que autre chose cyclisme comme yeneen discipline yi ay pétanque entre autres genre discipline yu mel noonu la mais c'est toujours important te xëy na seen jafe-jafe li mu ko waxee rek ñuy espérer ne côté boobu financement dina saafara. dama leen bëggoon a laaj yéen ñaar balaa ñuy def transition ci leneen. ku ci ne quel est ton sport favori yow sa sport bi nga gën a bëgg. basket. bal bi di daw ni di sànni. d'accord pa ma jaxate. naturellement football. waaye bon man bëggoon naa leen wax sama boss. ban la ci. tennis de table. waaw sport bu neex aussi. saa neex dañ ko mës a laaj mu fekk gars yi di tennis de table ñu laaj ko. mu ne ping pong jeu bu ko neex la. et alors que gars yi
ñu ngi nekkoon ci digg match bu métti. gars yi ping pong. gars yi wàññeeku voilà donc man tennis de table. mais Kalso li ma ciy dolli Kader moom xam naa sport favori bëri. Kader waaw dafa nduróog mbër. waaw bëri dafa nduróog mais mbër Kader mënta bëre. dafa nduróog mbër saa waa ji nag moom le grand technicien. Daouda. waaw mag la mag kenn du ko dugal ci affaire bi. nduróog naa ko waaw moom. fawul de. moom daal boo dee xool moom sport favori waaw monté élément journal câble. moom pourtant nduróog naag lutteur traditionnel yi de. déedéet yow xanaa bu ko xëy si suba. mbër yu ndaw yi. loolu moom du ma ci commenté. boole koog Pape Dia. lutte sans frappe. boole koog Pape Dia. mais Kalso lu ma ci bëggoon dolli moo di. waaw. xam nga tey ji bon c'est vrai que amul jéye parce que bi ñuy démarré li nga xam te ni moo di tour bi yàlla dafa dogal cortège bi faatoon benn nit fële sa Ziguinchor. xëy na loolu moo nekkoon jéye bi bëggoon naa ko laaj mais xam nga gis nga lépp loo gis discipline bi nga xam te ni ça dafay rapporter xaalis ci ñi fa nekk di ko def moo xam làmb par exemple quand on parle de la lutte avec frappe parce que ça rapporte gros aux compétiteurs aux athlètes boo jëlee basket également peut-être ça peut rapporter le football mais xëy na man li ma jàpp ci sama analyse mooy cyclisme au Sénégal fayul borom mooy volley-ball bi moom mooy yeneen discipline yi nga xamante ni xëy na même boxe bi ñuy def sax fayul borom man dama leen di suggérer à ce que ñu xalaat réellement fan la ñuy tirer des fonds bu ñuy tirer des fonds soit ñu mën a permettre ñi koy def soit ñu leen di fay wala ñu leen di def loo xamante ni dinañ ci mën a vivre bu boobaa loolu mooy mën a dundal discipline bi mais bu fekkee c'est une discipline boo xamante ni yow da ngay jënd sa licence ñi adhéré ci club bëriwul boo xasee ba am licence bi Tour du Sénégal da ngay ñëw rek ni ñu ko waxee passion jugee Fatick ñëw dawal sa vélo pour bokk ci tour bi tu peux abandonner à tout moment pour man loolu cyclisme Sénégal war na romb foofu c'est-à-dire ñun war nañ viser des médailles olympiques war nañ viser des médailles yi nga xamante ni mooy niveau international ainsi de suite bu boobaa naka la ñuy mën a structurer li nga xamante ni mooy suñu cyclisme am nañ fédération am nañ ministère am nañ état ñu jéem a xool naka lañ koy tegee parce que amatul discipline bu tuuti ci wàllu sport. waaw yëpp yu mag lañ voilà yëpp yu mag lañ. dañ ko jox fula ak fayda te buñ ko defee. au moins pour man dinañ mën a am ay satisfaction médaille d'or aux Jeux olympiques en cyclisme. loolu day yëkkati raay réew mi. boo jëlee volleyball par exemple boo gisee ma koy wax ñàkk moyen dama mosoon dem jël le président de la fédération de volleyball ñuy waxtaan mu ne ma est-ce que tu sais 2017 la woon 2016 mu ne ma est-ce que tu sais raté nañu ay compétitions africaines ak internationales parce que on n'avait pas le budget. c'est dommage bëri na ci fédération yi muy daal mënuñu woon dem pour dem compétir yi mënuñu woon nangam. parce que amuñu et souvent l'arbitrage budgétaire li mu leen di alloué du bëri. ay trentaine de millions. 20 millions nga bëgg ci kii ci loo xamante ni peut-être c'est estimé à ay milliards. football bi bëgg a engloutir 90% yi. et certes c'est vrai football c'est une discipline populaire mais ñu xalaat yeneen disciplines yi parce que ci sport lañ bokk. et surtout que Sénégal mooy organisé en 2022 les Jeux olympiques de la jeunesse. de la jeunesse surtout. jeex na ayca li ñu desee ci waxtu ci wàllu tàggat yaram bi bareetul le temps de recevoir Penda Badji mu ñëw moom ci wàllu culture bi tey nag dinañ ñëw ak yéen ci ay reportage yu am solo bi ci njëkk ci wàllu ndëpp la ndax aada ak cosaan la naka noonu dinañ wax ci festival vie ak image extrait ak waxtaan bu ñu seex ak jaamaan mi nga xam ne tey ce soir il sera en spectacle ca Five moom suñu partenaire la bu King FM un autre événement bu ñuy waajal Dakar ak Paris le 20 dinañu nekk stadium Iba Mar Diop ak Need of Show of the Year le 29 on sera à Paris ci benn salle bu mag boo xam ne King FM nag mooy partenaire officiel ou partenaire média bi nga xam ne mooy ànd ak yéen ci ñaari événement yooyu ni dof di def benn bi Dakar le stadium Iba Mar ba ca des ce sera à Paris pour le 29 décembre prochain en attendant ñu woy ak yéen même et aussi on sera avec Carlo D le 28 à Dakar moom dina nekk grand théâtre yooyu di ay xew-xew yoo xam ne King FM da leen ci gunge durant le mois de décembre ñu jeexale ci pàccu sport bi tout de suite ak lépp lu jëm ci wàllu on peut dire calendrier wala ay match yu ñu mën a noter week-end bi am na ay match effectivement am na ay match ñu ngi ci trêve internationale bi ba tey donc am na éliminatoire ci Afrique comme en Europe ak ay match amicaux bu dee ci Afrique la gis nañ ne match yi éliminatoire première journée pour CAN 2021 ñu ngi wéy gis nañu ne bërki démb ci biir semaine bi Sénégal joué na première journée am daal di gagné 2-0 fii contre Congo Brazzaville dimanche 13h lay joué ak Eswatini lay dem fekki Eswatini jamono
jii sax gaynde yi egg nañ foofu ni ki démb lu mooy loolu it gis nañu am na yeneen match yu am ci li nga xam mooy compétition européenne yi en basket également on joue parce que démb ci tournoi préliminaire pour qualifier ci tournoi qualification olympique yi TQO basket gaynde yu jigéen yi dañoo gagné ñi nga xam ne ñoo di waa Angola 75-71 suba incha allah ñu war a dajee seen deuxième match ak Mali laataa ñoo dem ci demi-finale yi ngir am chance mën a bokk ci ñi bokk ci TQO bi nga xam ne dañ ko tàmbali ci weeru mars atum 2020 lu mooy loolu aussi am na tamit ak li nga xam ne moom moo di waa beach soccer ñoom it ñu ngi préparé bu baax coupe du monde bi war a tàmbali week-end prochain vendredi prochain la ñuy dugg ci compétition bi jeudi lay coupe du monde bi di tàmbali ñoom ñu nga ca Paraguay déjà di fa amal préparation bi ngir mën a dugg ci coupe du monde boobule mu doon loo xam ne de façon résumée mooy li nga xam ne moom la moo ñuy xaar ci week-end bi ak fan yi ñu jëm ci wàllum sport tàggat yaram fii ci Sénégal riche na mais xëy na ak waxtu wi ñu xaw a xoj daanu ko gën a yaatal ci sunu yeneen jotaay ci Midi Culture ak ci également fii ak semaine prochaine fekk ñu gën a yaatal mbir yi actualité bi riche na y a du football y a du basket y a du beach soccer dinañ gën a am temps yaatal loolu yëpp ak badminton également je rappelle hier on a reçu ici benn équipe sénégalais yu représenté woon Sénégal ci Japon benn stage jëlee fa ay médailles ñoom it sekk nañu waxtaan ak ñoom loolu yëpp daanu ko gën a yaatal ci fan yi ñu jëm toj ngeen fi yow ak Père keroog ci match Sénégal bi Assane Sène et puis c'était trop bien xam naa ni dimanche yi dañ ko dundandoo ak yéen aussi ci rajo bi bu boobaa Mamadou Fall note de service bi génn na dimanche yaa ngi fi bu midi jotee ànd ak ñun 13h jëm match ba bu neexee yàlla yokk ci rek ni mënuñu omettre li nga xam te ni mooy ñetti bi yu Chris dugal porté Portugal en fait Portugal moo gagné Chris porté kii bam Angleterre également ak Harry Kane loolu foog ñu wax les grands joueurs à chaque fois bu ñu porté seen équipe dañ koy wax ñaan nag xëy na suñu match contre Eswatini Sadio Mané porté ko parce que bul fàtte porté na bii passé non mais xam nga quand tu portes c'est vrai que porté na il a en fait taxaw na comme leader mais li manqué mooy but bi c'est-à-dire tu sais le but boo ko dugalee dafay parfaire sa participation ci jeu même s'il a fait une passe décisive mais le but a manqué voilà c'est juste ça donc di ko ñaanal nag bii pa mu dugal but porté équipe bi ba adduna yëpp xam ko parce que dafay jongante ci wàllu ballon d'or te njort nañ ni bu nekkul pays di deux. En tout cas campagne bi moom fu mu toll nii moom daanaka Sénégal comme Europe moom campagne bi fu mu toll nii ci Sadio Mané. xam naa ñàkkul na sax looloo tax keroog Aliou Cissé defal ko génnee ko pour defal ko standing ovation mais lancé également message à l'endroit. Sénégal dañoo neex dama fàttali ko dama gis benn post ci internet bi en 2018 on disait oui Sadio Mané Samba Ala foo tourné di ko gis barki démb Thiès xale yi jóg ne ko suñu ballon d'or. mais c'est comme ça mais sport moo demee noonu sport moo demee buñ la xalabee tey suba mën nañ laa gërëm. mais attends mais c'est vrai c'est-à-dire tey par exemple tu prends El Hadj Diouf lu mu ñu defal yëpp mais am na benn match boo xam te ne les Sénégalais dañ ko voilà. mais attends mais bi leen di Gambie bi ñuy niil ak fii Gambie mais ñëpp may imaginez 2002 dañu doon dawloo fajar gi mais bi leen di Gambie di accroché ñuy nul mais gars yi yàq nañu stade bi mais nami bi fii màgget yi waaye lu ne la ñu wax non lu ne la ñu wax te Gambie la ñu niloon léegi fàtte nañu 2000 2002 2004 xam nga match Sénégal nami bi rek léegi fàtte nañu yooyu c'est-à-dire loolu c'est très normal en 2018 Sadio Mané n'avait pas assez prouvé qu'il pouvait être leader de l'équipe nationale mais léegi il y a la maturité et il y a l'envie également de gagner parce que Sadio boo ko xoolee xam ni bëgg na gagner un trophée continental. C'est notre ballon d'or en tout cas. Exactement ñu ngi koy ñaanal merci beaucoup les gars. Le temps de laisser marquer une pause musicale kii ñëw Penda mooy ñëw ànd ak yéen léegi. su ma juumul. exactement mu ngi leen ba boori 11h moom it ci wàllu culture bi merci beaucoup Pama Diakhaté. merci beaucoup ñu joxante rendez-vous. lundi incha allah. waaw wala bu la neexee dimanche ma ñëw ñu match. bu la neexee ba tey. kon jeex na. Merci beaucoup Mamadou Fall. waaw mais merci Kalzan. merci et la semaine prochaine. Inch'Allah xam nga yow moom plaisir la di jàkkaarloog yow. xam ngeen ndëpp yéen. dama lay ndëpp waaw tamit. ndëpp lébu la ñu xam nga fa lañ ko doon defee. waaw gis nga boo demee ci. wax ci naan parce que yaa ngi Wakaam ak Ngor fii. non mais pomu Gueule Tapée bi je vais dire une chose pomu Gueule Tapée. pharmacie bi matt yi. ñi fa nekk ñëpp diggante Gueule Tapée Médina xam nañ ko fa lañ doon ndëppee. c'est-à-dire foofu lañu doon ndëppee ñoo dañoo dem di ko seetaan yi d'ailleurs sama maam daf ma ko daan tere reportage bu am solo et puis ndëpp ci kon ci musique la ñu nekk am na ay woykat yu bari yu ci war a man am na bu ma ci jàpp muy jogal saaxo boobu daf ma neex léegi xam nga bu ma lay jox waaw lébu pire maxu lébu gi jeex na ndëpp li
merci beaucoup les gars la semaine prochaine on va vous retrouver ci beneen jotaay boo xam ne wàllu xibaaru tàggat yaram lay doon. dégg nga message baa ngoog Maxu Lebu gi moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax un grand de la musique sénégalaise ci titre boobu mu dippee ndëpp lii mën nañ ci déglu beneen nag doog a dellu si ànd ak Penda Badji xanaa nuyu ci suñu mbokk lebu yi nga xam ne jamono jii ñu ngi ñuy déglu Yacine Pouy lebu pire di ko ci nuyu Yacine Rasoul sama yaay aussi Awa Diop maa ngi ko ci nuyu moom lebu la Awa Diop waaw maa ngi koy nuyu bu baax di ko nuyu ci suba si ak suñu mbokk lébu yëpp ki ngeen di dégg nag c'est à l'image bu communauté wu lébu yëpp nag muy maxu lébu gi noonu sax lañ ko daan woowee te ku wax ndëpp xam naa ni moom di forcément di nga tudd waa communauté boobu nga xam ne ñooy lébu yi voilà di leen nuyu bu baax a baax tout de suite transition bi nag dama ko doon def ngir dalal Penda Badji mi nga xam ne mbégte la c'est un plaisir di ko retrouver saa su ne waxtu yi nag moo ko moom xëccoowu ko kenn ci Sénégal muy wàllu culture bi ak ni mu ciy ñëwee bu déjà mën ngeen a commencer noter seen agenda ci ay xew-xew yoo xam ne dina ci dikk ak yéen ma fàttaliwaat leen li nga xam ne tey Penda andil nañu ko bokk na ci reportage boo xam ne ci wàllu ndëpp la jëm ba ci des dinañ wax ci festival boobu di vie et image naka noonu Jaman mi préparé son spectacle tey cet après-midi au Five une soirée la donc ñëw leen di ngeen mën a dundandoo ak ñun événement boobule nuyu naa la débat ji fayaat naa la décalé amal mbégte bu rëy rëy jàkkaarloo ak yow ci plateau 9-11 ci rubrique culture bi nga xamante ni yàlla def na ni man maa koy animé kenn xëccoo waaw di nuyu également Yacine Pouy bi ma fekkee ci mu jàpp ci liggéey bi di def digital di def bu liggéey bu mucc ayib man daal wax naa magi ni ko daal Yacine Pouy laa faral affaire bi Yacine la affaire bi Yacine ana Adja xamul dara mënul dara ana Cheikh Faye Papa Jean moom est-ce que Papa Jean nag Papa Jean ay na moom dafa mel ni démb gis naa ko démb ñëw na fi démb ci ngoon Pape Jean est-ce que nekkul imprimerie li naa ko gis kasi naka nga yeewoo nag maa ngi sant yàlla bu baax aman mbégte bu baax yow noo yeewoo yow nga def sa chemise bu weex bu rafet ndeysaan sama xarit bi yow tam nga sañse ba mu baax pourtant non dama neex a jàkkaarloo laa la dippee waaw neex a gis neex a xool rafet lool ci écran bi Penda Badji alors Penda tey ce reportage donc ko jëmale ci li nga xam ne mooy ndëpp voilà mu ne ndëpp nekk tradition bi nga xamante ni suñu mbokku lébu yi ñoom ñoo koy faral di amal lu bëri mu nekk fii ci Dakar wala feneen fu ñu munti nekk rek dañ koy faral di am duñ koy faral di am nag saa su nekk ba ñuy tànn benn moment bu nga xamante nañ ci faral di amal ndëpp ngir mun a faj ñi nga xamante ni dañoo ànd ak rab ak lu ñu mel wala ay problème psychiatrique loolee Farsaw dem na dajeek Mère Tako di ab ku xam-xam wàll màcc lool ci wàllu woowee nekk ca Pikine ñu teewlu reportage bi. alors man li ma la bëggoon laaj mooy ndax ndëpp dafay faj. ndëpp day faj waaw day faj d'accord parce que am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu teewloo reportage bi après ñu gën a yaatal. ok on écoute. ndëpp di ab fajub cosaan aadala itam tëgg fecci ak woy doon na la koy gunge soxna si xam-xamam màcc ci ndëpp ñu fekk ko ci biir néegam di ab bërëb bu ragallu lool mu sol yére bu xonk takk ay jàjji yu fecc ci yaramam loxo bi itam mu sol ko jaaro xaalis bu am pettaaw Mère Tako lay wuyoo du ñu gën a xamle ak bile pratique. cosaan la ak aada. si àddina mooy si wàll mu nekk si diggante wàll rab ak jinne man bu may ndëpp man nit ki da ngay am woy fecc ni ma lii laa soxla si reenu jinne bii ma fekk si la waaye boo amoo rabu fecc amoo rabu woy man soxna Tako Camara du ma la ndëppal si falaa ba tey ci ay kàddoom Mère Tako di nakarlu ñi nga xamante ni nii dañuy woote ndëpp saa su ne te amuñu ci xam-xam bu yaatu. dañuy yee jinne bu ñu yee jinne ba pare nu ko mën a dalalaat ñu bàyyi ko mu naaw dugg doomu aadama yi xale yaa ngi daanu di say chaque jour lu ko waral ndëpp yi ak yeneen yi. paj nit otal rabam ba mu bàyyi ko Mère Tako ni moom loolu mbégte mu rëy la si yëg. tey boo sajjee njaajaan jinne xam sa kër te xamoo këram njaajaan jinne nga gis malade bi commencé lox rek. loolu mbégte la si yow ndax da ngay xam ne jinne moo bëgg fobi raba moo bëgg fomi. ndëpp di ab tradition bu ñu moomal sunu bopp ñenn ñu bari di wax ni àndul ak diine Mère Tako yokku ci ne ku ko def ci anam buñ ko taamoowul mënees nga bañ a am jaamu yàlla ci diiru ñeent fukki fan.
voilà mu doonoon à l'instant un reportage bu am solo bi nga xamante ni Fatou Sow defal nañ ko ñu koy sant bu baax a baax mu dem ci seeti Mère Tako di ab soxna su nga xamante ni xam-xamam wàcc na loolu ci wàllu woowu nekk ca Pikine ñu koy woowee sax borom jaani moom nag moom ngeen gis sànq ni ci digital bi Yacine Pouy dégtal ñu image am donc Kaz li dafa nekk reportage yu ndëpp bi nga xamante ni découverte la pour ñenn ñi nga xamuñu ko déjà tur bi mooy nëpp mooy dañuy jël sëru rabal nëpp la ko ngir sa tàngaayu yaram mun cee des su ko defee rab bi mun a communiquer an yow ban sarax lañ la war a mun a defal ngir ñu mun laa faj donc foofu la tur bi jugee muy nëpp ñeneen ñi dem sax ba di ko woowee nëpp donc mu nekk benn pratique mystique très traditionnelle également chez les Lébu ñu fonk ko nag loolu jox ko gëddam ba mu mat sëkk léegi bu fekkee da nga am rab bu nga xamante ni dalaa dugg moo xam rab bu bon la wala rab bu baax da ngay ñëw gars yi xool la nëppal la ngir rek sa rab mun a communiquer ak ñoom wax lañ la war a mun a fajee ngir rek nga mun a tàkkalikoo ko rab boobu de dañ koy def nag at bu jot c'est pas tous les jours lañ koy def da ngay tànn moment bu nga xamante ni c'est dañ koy def parce que dañuy dajale le plus souvent nit yu bëri ñi nga xamante ni dañoo am rab wala ñu am problème psychique ñu dajale leen ñoom ñëpp après nag ñu def benn géew gu yaatu nuróole dañuy xotti ay mbubu nuróole sëriñ si yëpp ñëw ñu booloo takk nag bëy ba ci xar ba ci sax ginaar ku ci nekk sa tur la mu laaj rek wala sa rab la mu laaj ñi ñu neexalee la ko rek ñoom dinañ ko def nuróole tëggkat sabar yi ñëw lépp rek ngir bégalee ko rab bi ba mun laa bàyyi Kals. acca mu nekk pratique boo xam ne baaxoo nañ ko ni nga ko waxee dafay faj c'était ma question. ndax mi ngi am ba léegi ni mu doon amee bu njëkk ba wala dafa am évolution. mu ngi am ba léegi xam nga sànq nee naa la ni dañ koy def at bu jot maanaam am na sax ñu nga xamante ni par weer lañ koy jàpp organiser ko parce que dafa laaj budget dafa laaj xaalis koppar bu takku moo tax mënuñu tëb chaque instant di ko def parce que boo koy def di nga fay tëggkat bi di nga louer ay chaise nit ñi nga xam ne dañuy ñëw di seetaan si mais également di nga def ay nuróole ñoom sëriñ si dañuy xotti ay nuróole war a jënd ay nag te ku ne xam ne nag dafa cher boo ko jëndee war a dem tuuri ji géej neexali ji ku mel ni rabu Dakar di lëkk daawur moom nga xamante ni ca li ñu jot a dégg ma nga ca île de la Madeleine la preuve Kaz temps yële passé ba ñu nemmeekoo ni am na xale yu demoon excursion daal di lap foofee ca île de la Madeleine bëri na ñu nga xamante ni dañoo wax ni île boobu du île de promenade parce que lëkk daawur foofu la tëdd donc yenn ci ay situation yu bëri yi nga xamante ni day présenté wu d'habitude phénomène bi la dañ koy expliquer ni daal yenn lab yeeg yoonu newel bu amee c'est parce que rab bi moo laaj ay offrande ñu neexalee ko léegi ndëpp bi nag moment la bu nga xamante ni ñoom moment de communion la ak rab bi léegi day tax kon am nañu façon de communiquer avec am nañu façon de communiquer ak ñoom parce que dañuy dem ci géej gi yóbbu ay neexal ak yu ni mel am na sax ñu nga xamante ni soxlawul ñu yegg ci géej gi parce que loolu day xaw na tuuru te tuuru ak ndëpp ba tey am na benn différence bu ci nekk donc dañuy faral rek géewal ca koñ ba ñu nekk bu fekkee ni Médina la ñoom taamu nañ ci waa 5-5 parce que dañuy wax ni 5-5 lëg daawur mooy seen maam donc ñoom dinañ gën a déggoo ak bu baax a baax ak rab boobule donc dañuy faral di amal foofu ay ndëpp yi nga xam ñoom ñoo koy tëgg seen bopp donc mu mel ni tamit choix tëggkat bi da ciy compter maanaam mënoo dem jël tëggkat bu nga xamante ni rek da nga koy jël comme ça da ngay jël tam tëggkat bu nga xamante ni xëy na kooku bu la tëggalee galañ ba nga xamante ni moom la sa rab di laaj dina tax faj bi gën a yomb ci ñi nga xamante ni am nañ xam-xam kon galañ ci la bokk galañ ci lañ bokk bu baax comme ni nga xamante ni Mère Tako wax na ko léegi waaye man li ma ci gën a marqué ci lu mu wax mooy dafa ne ñenn ñi dañ koy ŋàññ ni àndul ak diine donc mu nekk problème yi nga xam à chaque fois dafay ñëwaat dañuy wax ni diine ak aada benn la mais à chaque fois da ngay dégg ni aada dafa am lu nga xam da koy digle day dem ba nekk li nga xamante ni c'est comme forcé mais diine da koy dàq léegi nag loolu Mère Tako indi na ci ay leeral ni tey jii bu fekkee ni da nga def ndëpp bi te anam buñ ko xaarewul ci yow amaana sax bu nga julli 40 jours doo am julli donc mu mel ni tamit sëriñ su ndaw si des saa dañuy ñëw jóg taxaw ni mën naa ndëppal diw mën naa ko faj mën naa ko lii mais est-ce que derrière tout cela amul at yu nga war a am wala amul xam-xam bu nga war a mun a am bu mat sëkk ngir nga mun a amal loolu di ndëpp ngir rek boo paree ka nga koy defal wala yow mi nga xam yaa koy def sax benn bàkkaar bañ la cee topp ba boo jullee yàlla mun koo nangu donc lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la beneen bi ci topp mooy ci ñi ñu ko taamu di gis mooy lébu yi zone yi nga xam ne min nañ di ko fa gis wax nañ ko léegi moo xam Médina ca Gueule Tapée wala boori Ngor ak Wakam parce que pratiquement ay gox la yoo xam ne ñoom ñoo fa gën a bëri mu nekk pratique boo xam ne daal ci gàttal aada ak cosaan la ba pare Kals lu ci amat solo mooy que ni bëri na ay nit yu nga xam ne dañuy jógee fu nekk ci àdduna wër nga këpp moo xam nga nekk Sénégal nekk feneen ci beneen réew ay jigsaar ay rab sonal la say tànk di metti doo mun a wax wala yu ni mel
ñoom dañuy wax ni loolee rap la léegi dañ lay indi Sénégal ngir mun laa ndëppal fépp fu nga xamante ni rek waaye nekk na ci àdduna war nga képp dañuy faral di ñëw rawatina ci Afrique bile mu nekk tamit événement bu nga xam cérémonie bi nga xam dañuy faral di jëfandikoo bu baax a baax ay affaire céréales bokk na ci ay céréales ak it ay nag ak lu ni mel parce que nee nañu céréales dafa am ay pouvoirs spéciaux pour traiter un large éventail de maladies psychiatriques donc loolu moo waral dañuy teg nit ki jël ay dugub jël ay mbokk jël des fois ay ceeb di ko xëpp ci kawam suñu paree nag ñu jël ko daal di koy sarax xale yeeg yooyu bari na sax ñu nga xamante ni mag yi dañ daan tere xale yi dem di seetaani ay ndëpp parce que dañuy wax ni boo taxawee ci ful bi mun nañ tëgg te mun nañu woo sa rab léegi te loolu mais ñi ñu war a ndëppal ci réew mi bari na nag comme kan ak kan ñi ñu war a woo dajale leen ci penc lëppal leen bari na man comme kan ak kan ñu yóbbu Kader rek comme non Kader dañ koy ndëppal te Kader saraxam yombul man Kader maa ngi koy gisal ay géléem kon ñu yóbbu Kader rek non ñun daaw de am na ñu muy joxoñ dama ko bañ a wax am na ñoo xamante bu ñu leen yóbboo am na tam ñu ma bindal am na ñoo xam bu ñu leen yóbbee Kader bu ñu leen yóbboo yokkal xam nga lu ñuy joxe ay benn ginaar xam nga loolu neex na yóbbu wala ma rek boole ma ci délégation bi jox ma koy caw voilà léegi Kaz leneen li mooy avant ma lay jox kàddu gi mooy dañuy faral di woo ay jinne ci ndëpp man nag jinne yi nag moom yàlla bu ma ko fekki dañuy woo ay jinne ci ndëpp gi ci tëgg gi parce que sëriñ si nee na tëgg bu nekk ak jinne ga muy woo xam nga sànq maanaam naan loolu waral maam yi bëgguñu woon xale yi bu ndëpp daan am dañ leen daan tere ñu génn kër yi parce que mun nga dem ci galaj googu noonu ñu woo sa rab léegi boobaa da ngay obligé daanu boo daanoo mu nekk beneen situation bu yokku si ci woy malade yi donc loolee tamit jar naa bàyyi xel ndëpp daal di cérémonie d'exorcisme chez les Lébou à dessein thérapeutique bu am solo buy refléter attachement bi nga xamante ni ñoom am nañ ko ak rab yi. jeex na kon loolu moo doon li ñu andi tey ci wàllu ndëpp. ñu dégluwaat tuuti musique xam nga Maxu Lébu gi moom daanaka moo fi njëkk a génnee titre ndëpp li en plus di représenter communauté lébu bu baax après bu ñu paree ci loolu ñu ngi ñëw nag ci deuxième sujet bi wala beneen élément bi jëm ci festival bi ñu duppee Vie et Image on écoute un extrait ci titre bi et puis ñu dellu soit woy bi nag Ibrahima Lukaar laa ciy bégal Ibrahima Lukaar Carlo D parce que c'est qu'il l'adore dafa bëgg grand Maxu Lébu gi rendre na ko sax hommage yàggul dara grand théâtre bii ñu jëm le 28 invité mi Maxu Lébu bokk na ci donc Ibrahima Lukaar Carlo et toute la famille maa ngi leen di nuyu ci titre boobu nga xam ne ñu ngi ko jagleel lépp lu jëm ci wàllu communauté wu Lébu ak ndëpp dañuy dellu soit ak Penda Badji ci rubrique culture bi ñu leen di jagleel vendredi ba tey après ce reportage ci lan la ñuy jàll léegi dañuy jàll ci 19e édition festival Image et Vue ñu war koo amal nag ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre lépp rek ngeen marqué actualité culturelle bi may mën a ñu ngi ko demoon fekkee ji loolee ñu teewlu reportage. festival bi ñu duppee Image et Vie doon ab occasion bu ñuy fësal cinéma africain rawatina bu Sénégal atub ren tombeek ñu nekk seen fukk ak juróom-ñeenteeli édition madame Mbaye présidente festival bi le duñu gën a leeral li waral xew-xew bi le festival Image et Vie mi ngi célébrer 19e édition donc ñi ngi organiser festival bi pour jeunes yi nga xam ne ñi ngi ci milieu cinématographique au moins ñu mën a gis seeni œuvre pour nit ñi xam ne fii cinéma jeunes yi bëgg nañ ko mais amuñu moyen pour def ko voilà ku si nekk yaa ngi jéem a def ce film avec les moyens de bord. muy xamal ba tey li waral thème bi di image et éducation ak ni compétition yi tëddee. thème bi rek image et éducation parce que ci image nga mën a éduquer xale yi da leen di former ci bind ay scénario ci prise de vue prise de son donc occasion la woon ci festival bi pour ñu faire valoir xale yi li nga xam ne ñu ngi leen koy jàngal mais finalement ñu ngi retenir 37 films nekkul nag film boo xam ne amul rapport ak thème bi rek duñ la jël bu ñu gisee film boo xam ne nii amal na njëriñ xale yi ak film yoo xam ne film yu bees la yoo xam ne ay jeunes ñoo ko def donc occasion la pour ñu may leen ñu projeté ko nit ñi gis ko. bile festival nag ñu nar koo amal ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi ñu ne te sax fas yéene wuñ yam ci ndakaaru kepp ndax dinañ amal ay xew-xew ci yeneeni région ngir gën a ñoñal création cinématographique bu Sénégal. ngir gën a ñoñal création cinématographique bu Sénégal mu nekk reportage bi nga xamante ni may mën a ñu ngi defal nañ ko 19e édition festival Image et Vue ñu war koo amal nag ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre fii la ci Dakar.
Dakar ren nag thème bi di image et éducation bu ñu sukkandikoo ba tey ci directrice su festival bi Fatou Mbaye nga xamante ni bëgg wane bu baax éducation li mu taxawaay gu mu am ci société bi moo waral ñu daal di dippee atub ren ci boobule thème itam souligné ni nekk festival bi dina accompagner ay xale yu bëri ñaar fukki fan ci weeru novembre bi mu nekk date bi nga xamante ni mooy marqué 30e anniversaire de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant file ci àdduna wërngal képp di jëkkal loolu mooy festival vie ak image am na solo bàyyi leen ci xel beneen bi nga xam ne bëgg nañ ko waxtaanee dañ koy dugal sax ci li ñuy dippee agenda di agenda boo xam ne nag bu ngeen bëggee xam xew-xew yi am ci week-end bi ak yi ñu jëm de leen ko bàyyi xel Penda Badji tous les vendredis bu waxtu wi jotee lan la ñu mën a noter tey ci agenda bi voilà sax ñuy jëbal ci agenda ba tey dañuy waxal ci wàllu actualité culturelle en littérature nag écrivaine bi di Mame Fama Camara moom am na jot naa génne juróomeelu ouvrage mu tuddee ko une femme rock mu nekk ab roman bi nga xamante ni dafay dikkaat ci couple diggante soxna ak jëkkëram naka la ñu war a sàmmee seen ménage waaye itam naka la jigéen su am taxawaay gu dëgër wala am ci société bi ci fàttali nag moom jotoon naa publier ñetti ci ay recueil de poésie bokk na ci Si près si loin atum 2012 Une flamme une vie une âme en 2014 Princesse au principe en 2016 ba tey ci wàllub actualité culturelle film Djibril de Mamadou Lamine Seck nekk ab grand monsieur ci wàllub réalisation jot nañ ko sélectionné nag ngir mu bokk ca World Film Fair bi war a am fukki fan ak benn jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre bi ñu nekk atum 2019 ci Los Angeles mu nekk ab bonne nouvelle ci cinéma sénégalais laata bu Mamouri Thioub bi nga xamante ni ci fan yi passé itam jot naa am raaye bu mag foofee ca Tunis ba tey ci wàllub cinéma Kals pour wane ni cinéma sénégalais mu ngi màgg bu baax a baax Mame Sané ak Amadou Mbow ci film Atlantique bu Mati Diop dañ leen sélectionné ngir ñu bokk ci César bi war a am atum 2020 et dans les catégories meilleur espoir féminin et meilleur espoir masculin léegi nag Kals ñu doog a dikk ci wàllub agenda Salon national des arts visuels du Sénégal ma ngay wëyandi exposition principale dénommée Seetu au miroir composée d'artistes peintres de renom dont Khalidou Kassé, Seydi Gadiaga et Abdoulaye Diop. am na exposition hommage fàttaliku ñu dédié ko 166 illustres artistes disparus bokk na ci Papa Ibra Tall ak Ndarilo ak kii di Issa Samb ñu gën koo xam ci kii di Jo Wakam dem si yàlla si jot nañ leen nag rendre hommage plutôt ba tey ci salon national des arts visuels bu Sénégal ni ki mercredi yamoo ko fukki fan ak ñett ci weeru novembre bi lépp salon nag dina jeex ñaar fukki fan ci weeru novembre bi ñu dëkkmal waaye bu ñu fàttali ni nag révélation wu at bi la nag mooy Sadia Sow ay atam toll ci fukki at ak ñeent di élève en classe de 3e nekk ca école Marif bu Thiès. ba tey ci wàllub agenda Kals ñu waxtaanee Diourbel dina dalal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre atum 2019 pile festival Kaay Rap mu nekk ab programme bu riche lool ci wàllub culture waaye itam ci wàllub éducation ndax atub ren ji dañoo fas yéene jagleel ci seen programme wàllub éducation ay dictée yu ni mel dégtal ko élèves yi nekk ca lycée bu Bambey laata tam ñu dikkaat ci rôle bi nga xamante ni moom la SODAV am ci fili ci Sénégal ren nag ñu mun cee nemmee ko participation artistes rappeurs yu bëri bokk na ca DJ Awadi festival Kaay nag Kaay production moom moo ko daal di initier ba tey ci wàllub actualité ñu dem ci actualité musique ginnaaw bu mu génnee Miss Colombo ak Bamba ñëpp artiste bi di Jaman di artiste compositeur bokk ci Express jot naa génne single bu bees tak daal di koy tuddee wax ma allo moom nag tey moom lañu fas yéene invité waaye dafa mujjee am gàllankoor yoon yamul ci benn ginnaaw wax ma allo bi moom si boo xam nee nañu allo ci suñu buumu jokko bi Kals boo yembee rek ñu daal di koy teewlu. son la boo xam ne yàgg nañ ko def donc ça parle d'amour ça parle c'est une histoire d'une benn personne boo xam ne ni qui appelle sa copine qui décroche pas waa mu bañ a décrocher donc loolu la yàgg nañ ko liggéey nag son bi bon mais léegi lañ koy doog a génne xam nga muy génn bërki démb.
on a savouré un peu ce dernier single bu Diamane comme ni ko Penda Badji waxee. wax ma allo, c'est un excellent titre. Un excellent titre avec une très belle vidéo mu mettre ko sur le marché 11 novembre bile. Clip bu rafet Diamane wanewaat bu baax a baax maninam ci wàll wépp ndax ñu ngi ko dégg nii si style bu xaw a particulier mu reggae. te loolee kenn xaaree. Il a du talent. Il a du talent. nañ ko wax mu génnee temps yële tamit ci weeru màggal bi Bamba ñëpp. mu woy ko tamit ak chorale wane tamit dialogue islamo-chrétien mi ngi def bu baax voilà ci réew bi di Sénégal mais duñ fayam Kals dañuy wéyandi ba tey ci agenda bi. mais tey moom fu mu nekk ci ngoon gi. kan Dia. waaw tey mu ngi nekk 5. est-ce que duñu dem. war nañoo dem de. dañuy làqatu rek ma jël si la ñu dem mu ngi 5 fan yëpp mu ngi def sax ay répétitions yu am solo. donc ñàkkul ni après bu ñu paree dinañ fa doxantu. ngir vendredi incha allah ñu mën koo dégtal suñu auditeur. jeex na kon man pare naa. yow pare nga. jeex na man tamit pare naa. kon nañ dem. voilà ba tey ci wàllu agenda ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weerub juróom-benn ci weerub novembre CICES dina dalal 17e foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar at ren jile nag thème bi di livre et citoyenneté et à pour marraine le professeur Ramatoulaye Diagne Meng, recteur de l'université de Thiès. ci fàttali nag FILDAC ñi ngi ko lancé atum 1985 groupe Sénégal amal lu ni mel dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du secteur du livre et de la culture. ci loolee sax démb Kals amoon nañu pré-colloque bi nga xamante ni ñu ngi ko doon def ñu daal di ci sargal grande militante de la culture les Fatou Kiné Sène honoré nañ ko ni ki démb daal di koy jox raaye bu am solo muy suñu concert ñu koy félicité waat di remercier waat bu baax a baax suñu groupe boobu di APS presse association presse culture bu Sénégal ci taxaw bi nga xamante ni indi lañ ko dem suñu concert bi di Fatou Kiné Sène xam ni atum 2007 ba léegi mu ngi œuvré bu baax a baax ci wàllub culture fii ci Sénégal. ba tey grand carnaval bu Dakar ñu war ko amal itam atum ren ji ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre atum 2019 ci place de l'Obélisque ak ci allée du Centenaire ak it monument de la Renaissance musée des civilisations noires itam ci fàttali nag objectif bi atum ren moo di faire la promotion de toute la richesse culturelle du Sénégal Kalzeli laa lay indiloon tey ci agenda culturel bi ci 9/11 ci rubrique culture bu tey ji ma yokk ci rek événement yi nga xam ne King FM daf ci ànd ak yéen bokk na ci ñaari événement yi gën a mag ci atu 2019 bi fin wu décembre bi Carlou D qui va fêter ses 15 ans d'existence ci carrière am dinañu ànd ak moom incha allah le 28 rajo bi mooy partenaire voilà mooy partenaire média bi ñu gunge ci Grand Théâtre bu Carlou D mais dafa am boo xam ne ñaari date la benn bi le 20 Iba Mar Diop c'est un événement du hip-hop Galsen donc Nit Dof mooy def show of the year avec ses artistes décembre le 20 mais le 29 ñi ngi Paris bu soobee yàlla ànd ak Nit Dof ci benn salle bu rëy bu nekk Paris boo xam ne dinañ ànd ak King FM dundandoo événement bi en direct dinañ ci gën a yaatal fii ak vendredi c'est-à-dire comme décembre la dañuy xaar mu gën a jege tuuti pour ñu mun cee communiquer bu ko defee mun a des ci bopp askan bi ñu xuus ci jeex na jërëjëf Penda donc on te retrouve vendredi prochain mais yaa ngi wéy ak rédaction bu King FM Midi Culture yaa ngi ñëw ci kanam maa ngi ñëw ci kanam ànd ak Serigne Saliou fas yéene digtal li gën a fës ci xibaar yi biti réew yi jërëjëf kon da ngay tukki damay tukki ñëwaat waaw tukki dafa baax mais maa ngi remercier suñu mbokk auditeurs yi nga xamante ne saa su ne dañuy fidèle ci suñu programme dañu accompagner matin ba soir amuñu seen fay ñu ngi leen di remercier gërëmal ma remercier tamit ñi nga xam ñoo ci jàpp Yacine Pouy rédaction bi ki ko jiite di sa Préra Serigne Saliou Seck ñëpp fàttewuñ kenn tey caméra bi dañ ko waroon dëpp nii lu tax ñu war ko dëpp ñoom ñii ñu feeñ gisoo liñ sañse waaw Yacine Pouy def na palmaan bu baax man dama ragaloon sa sànq ba ñuy wax ci ndëpp gi mu daanu xam nga lébu la waaw wax nga dëgg yow ñun lii tànnuñu ko de mais Kals culture lébu gi ci lañuy desandi vendredi incha allah di ngeen mën a am deuxième partie bi ñu wax ci leneen kon des na waaw pareeguñ ci daanu pareeguñ ci dafa yaatu mën nañoo tënk rek dem dafa yaa voilà dëgg la merci beaucoup et puis à tout à l'heure avec la rédaction ñu ngi koy gërëm bu baax Penda Badji li ñu dese ci jotaay bi bokk na ci revue de presse ak la chronique de Dissa Préra en attendant nag El Hadj Keita dégg naa le 24 moom aussi décembre ma nga jëm Grand Théâtre dégg naa aussi Sidi Diop le 10 janvier ma nga jëm Grand Théâtre yëkkati jotaay bi il nous reste à peu près quelques minutes ngir ñu mën a tàggatoo ak yéen jox leen dig daje semaine prochaine ci li nga xam ne moom la ñu dippee 9/11 tey mooy numéro bu mujj bi le temps nag ñuy dem ak yéen ci li nga xam ne moo di la chronique de Dissa di nuyuwaat bu baax a baax suñu xarit yi nga xam ne très fidèle bu waxtu wi jotee dañuy ànd ak ñun di ñu gunge ci. Et tout de suite ñu dem seeti ji Dissa Préra pour sa chronique du jour.
Dissa nuyu nañ la et puis namoon nañ la ndax vendredi bi passé defe naa amuñu woon chronique mais bon dellu soit nag ñun on écoute sa chronique. L'air a changé ou plus exactement le climat a évolué. D'une canicule étouffante qui avait fini par s'installer, le pays est traversé par un vent frisqué, un froid qui est venu dans la période du Gamou, événement majeur dans la vie religieuse au Sénégal, mais aussi occasion pour rappeler aux fidèles les préceptes de la religion. En tout cas, Serigne Babacar Sy Mansour n'a pas raté l'occasion. Le khalife général des Tidjanes a lancé une véritable fatwa contre la communauté gay et leur soutien. Le marabout n'y est pas allé par 4 chemins et directement il a interpellé Ali Gundiaye sur la question. Le ministre, on l'a vu, n'a esquissé qu'un sourire sans réponse. Et pour ne rien arranger, le comité des droits de l'homme de l'ONU entre dans la danse par des formules détournées, nébuleuses et mal placées, vient plaider la cause des homosexuels. Ils ont appelé ça une recommandation. En fait, le comité veut mettre la pression sur le Sénégal. L'autre recommandation de ce Mawloud est venue du champ de tir. Le guide des Moustachidines s'en est pris à Macky et Ali Ngouille. Serigne Moustapha Sy veut la fin de la provocation dans le champ politique. En tout cas, il a averti le chef de l'État. À ce moment, le chef, lui, est occupé ailleurs et Aïssata Tall Sall peut en témoigner. Le député de Oser l'Avenir a finalement reçu son cadeau, même si ce n'est pas encore Noël. Envoyé spécial du président de la République, une sorte de super ministre sans portefeuille et qui passe son temps à voyager, assister au cocktail, lire des discours et encaisser des millions. Après Aïssata, c'est au tour de Aminata. La nouvelle première secrétaire du Parti socialiste devient ainsi la 4e personnalité de l'État. Une nomination attendue, annoncée et qui finalement s'est fait. Caisse noire, salaire de demi-président, carburant, téléphone, véhicule, encore des millions sur le dos des Sénégalais. Pendant ce temps, le boss sème la terreur chez ses complices. Ce trafiquant international de drogue semble inspirer la peur au point que ses acolytes refusent catégoriquement de lâcher son nom. Le cerveau présumé de la cocaïne saisie par les militaires est invisible, tel Kaiser Sosé. De la cocaïne, le Sénégal en a vu passer cette année des centaines et des centaines de tonnes depuis le début de l'année. Mais combien ont échappé? Du sérieux cette semaine, il y en a eu, mais aussi l'insolite s'y est invité, comme cette affaire de garde du corps escroqué par un charlatan, par un tour de magie et paf, l'argent disparaît. 120 millions de francs CFA. Elle est quand même suspecte cette affaire. Garde le corps ne rime pas avec 120 millions. Affaire à suivre. Dans le même sillage, le très en verve député apériste Seydina Bougazeli est mouillé dans une affaire de faux billets. Les gendarmes auraient découvert des sacs bourrés de faux billets en euros et en dollars. Il a fait un tour à la section de recherche puis est retourné à ses affaires. C'est à se demander si le pouvoir pousse-t-il les politiciens au Sénégal à se compromettre avec la mafia. Cette histoire peut prendre des tournures insoupçonnées et le défenseur du 3e mandat de Macky Sall risque un long séjour à Rebeuss. Mais il ne faut pas oublier que lui, le député, est de l'APR, donc du pouvoir. Demain fera jour. Demain fera jour. Merci beaucoup Dissa Prera. Retrouvez sa chronique comme chaque vendredi ci suñu www.kingfm.sn suñu page Facebook bu King FM. Tout de suite dans quelques minutes mën ngeen a dem ci suñu chaîne YouTube mën a dégluwaat li nga xam ni mooy la chronique de Dissa Prera. Très intéressant à chaque fois bu ñëwee ak yi muy andi ci wàllu actualité jàngatal ñu ko tënk ko nag ci àjjuma ji. Loolu moo waral sax à partir ci mois de décembre bi am na lu ñu tuddee ñun Rétro King. Ce sera des rétro ci wàllu actualité ci réew mi dinañu dellu soit ci les faits les plus marquants durant l'année 2019 avec la rédaction qui vont revenir si actualité yooyu yëpp moo xam société culture sport wàllu économie éducation yooyu yëpp dinañ ko jàngat ci biir jotaay bi nga xam ne ñun moom la ñu dippee 9-11. Merci beaucoup Dissa, Juma Moubarak, et vendredi prochain on va aller retrouver Serigne Saliou Seck pour sa revue de presse bu bés bi dellu soit na moom nag heure bu xëyee j'ai l'habitude de le dire yitteem yëpp mooy jéem ñoo jàngatal yër li ci yenn kaay yi dégtal ñu ko ngir ñu mën a yendoo ak moom ci wàllu actualité tey dellu soit na moom Serigne Saliou Seck. On va écouter revue de presse bu bés bi dellu soit. coow lu rëy topp na Seydina Fall Bougazeli mbirum faux billet di xaalis bu baaxul lan ko jàppe daanaka yéen kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp a xëy fesalub nataalam seenu xët muy l'Observateur, La Tribune, L'As, Le Quotidien, Source A, Enquête, Walf Quotidien, Vox Populi ba ci Les Échos yéen kaay ubbi l'Observateur journal Rue 15 angle corniche bi ne Seydina Fall Bougazeli dugg na ci bato boo xam ni xamul fu muy teere ji la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm moo di ne honorable député Seydina Fall Bougazeli tudd nañ ko ci mbirum faux billet mu di xaalis bu baaxul ba tax ñu yendal ko ca section recherche gendarmerie ba nekk ca Colobane te lépp moo ngi doore ca ba mu doon teewe
boobee jaaruk ministre des transports ca assemblée nationale di pencum ndaw réew ma fa la ko alkaati yee jële yóbbu ko ngir mu leeral la tribune ne li leer te wóor daal moo di Bougazelli jàpp nañ ko ci mbirum faux billet ndax nag démb gendarmerie la yendu laataa ñu koy bàyyi muy dellu këram te tey jii ci suba dina demaat wuy ji takk der ya nekk ca section recherche gendarmerie ba nekk ca Colobane enquête yéene kaay ne Seydina Fall Bougazelli kay dugg na ci loo xam ne dina ni su ma yëgoon Vox Populi ne dëgg la ubbil yéene kaay bi journal bi ne Seydina Fall Bougazelli loxo ci poosu lañ ko jàppe ndax nag gendarme yi dañ koo këppatal te mun na wunu ko benn yoon ndax waa ji dafa daanu ci seenu ndëgg sërëx gi nu ko lalaloon yéene kaay bi ne faux billets yi nu jàpp ak Bougazelli bi nu ko xaymaa toll na ci juróom fukki millions ci xaalisu euro te loolu nag ëpp na fanweer ak ñaari milliards ci xaalisu CFA Vox Populi ne faux billets yi nu jàpp ak Seydina Fall Bougazelli kay ay euro la ak i dollar te lépp xaalis bu baaxul la bu nu fekk ci oto bi mu doon dawal tax sama naataango yi gis ni lii mooy loxo ci poos l'observateur ne coowul faux billets yooyee nekkul Seydina Fall Bougazelli rek lan ca jàpp ndax nag tudd nañ ca ba jàppale ca rappeur bu mag te siiw ci réewum Sénégal yéen kaay Futurs Médias bi ne moo tax démb ba alkaati yi Colobane yi bàyyee Bougazelli ngir mu dem fanaani këram yeneen gaa yenu fa teewoon mer ba futu la ñu def moom Seydina Fall Bougazelli ci biir l'observateur mu fay xamle ni dañ koo kompaloo ndax nag xaalis boobee mbirum njënd ak njaayam suuf rek la woon te cat rek moo ca dugg libération ne coowul faux billet li nu tudd Seydina Fall Bougazelli amul benn kompaloo ndax nag loxo ci poos lañ ko jàppee fekki faux billet ci biir oto bi mu doon dawal ba mu ko doon waaj a raxas gaa yi ni ko niip kon nag bu mu wax benn yoon ni kompaloo moo ca am yéenekaay bi yokku ca ne liñ ko jàppee loxo ci poos sax moo tax naam ne député la kenn xalaatul ci moom mbalaanum kiir laayam Le Quotidien ne moo tax Bougazelli këram la fanaan waaye nag subaak tey li ko gendarme ya nekk ca Colobane xamal moo di bun la jël si journal bi ne mbirum faux billet moomee ñu tudd Seydina Fall Bougazelli mi doon wooye boppam Baye Fallu Macky Sall bi ko njaatigéem di président Macky Sall déggee dafa am lu ko metti amitu lu ko bett ba àgg ci lool te booba fekk na tamit gaa yu ko wër mere ko ba futu ndax kàddu yi mu fi yëkkati woon ci ñetteelu mandat bi boroom ñetteelu mandat bi di président Macky Sall amati nak raaya ubbil si du quotidien yéenekaay bi ne président Macky Sall takkal nañ ko Grand Prix Médéis 2019 di mbir mu jëm ci wàllum liberté fii ci mim réew Babacar Ba nekk président forum du justiciable ne loolu rek doy na ngir président Macky Sall war a bàyyi doxu ñaxtu yu muy aaye ci mim réew Sadikh Niass bokk ci rado ne bu weesoo loolu te bëri nag lees waxul ci mim réew li xew ci mim réew ba nu wax ko moo di njombe la xew ca Malika ubbil l'observateur journal Futurs Médias bi ne ca Malika benn waay moo fa jàpp jabaram ju toll ci ñaar fukki at ba noppi ëmboon ba toll ci ñetti weer waa ji dóor ko ba mu jaare faa ñàkk bakkanam ba noppi ne li tax mu def lu ni mel moo di da ko toggloo añ mu bañ